li nga tombé. gis ngeen nag mbokk yi mbir baax na ci. kon mbokk li ñu def du delluwaat démb boo ci émission télé variété la woon 78 79 Dakar ga ci yoon Mbadane Youssou. 1980 exactement moom la ñu ubbee Midi Plus bi ak émission bu mag boobu li nga xamee ni Alaaji Maguette Wade moo ko daan présenté ca jamonoy télévision nationale ORTS diggante Triangle Sud ak fi nga xamee ni mooy 58 boulevard de la République bokk ci émission yi nga xamee ni tey ku ñu fiy dégg fii ci Sénégal nga nekk icône depuis des années moom Maguette Wade mi dugal na loxoom ci sa carrière ba ci Youssou Ndour mi ñu ubbee ak émission bi la nga xamee ni ñu ngi ko jëlee ci suñu ay archives démb ñu dégg génnuk àddinaam moom Alaaji Maguette Wade tey nag ñu xëy ci télévision Futurs Médias di ko rendre hommage ginnaaw bi ñu ko defalee ca ba muy dund loolee xam naa dinañ ci ñëwaat ci ay images waaye tey nii la ñu xëyee jotaay bi la nga xamee ni moo leen di gunge bis bu jot diggante 11h45 jàpp 14h30 ñu ngi leen di gërëm ci ànd bi ak télévision Futurs Médias gërëm équipe yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ci suba ak léegi bis bi tey tombé na ak 10 mars 2022 jeudi exactement tey ñu fas yéene jagleel Midi Plus bi lu ci ëpp ki nga xamante ni moo di Maguette Wade moom nag nekkoon producteur réalisateur ci fi nga xamante ni moo di télévision nationale démb la ñu yëg génnuk àddinaam mi ngi faatoo ci hôpital Fann bu Dakar levée du corps bi dinañu ko amal vendredi bi tombé ak 11 mars bu 9h jotee ca grande mosquée bu Parcelles Assainies unité 2 dinañu ko denc nag ci même bis bi foofee ca Pikine ci biir émission bi dinañu leen proposer ay témoignages yu jóge ci ay jegeñaaleem ak it ay nit yoo xam ne ni peut-être miin nañu ko yàgg nañu liggéey ak moom ñi ngeen di gis ñëpp nekk suñu ay kilifa yu ñu yar ca télévision nationale ñoom ñoo daan liggéey ak ki nga xamante ni mooy dem si yàlla si di Alaaji Maguette Wade yéen a ngi gis noonu Abdelkader Joxaane yooyu yëpp dinañ ci ñëwaat d'ailleurs Coro Mbaar Ndiaye sax mi bokk ci ñi mujjee wax ak góor gi def na ab gëstu mu ngi ñuy xamal ni Sénégal perdre na figure emblématique ci wàllu culture keroog bi ngeen fàttalikoo bi ñu koy defal wëndeelu di ko rendre hommage ci télévision Futurs Médias man El Hadj Man Mbaye Garmi ak Mbaye Dieye Faye bëri woon na ci ay kilifa yoo xamante ni woote woon nañu ba def seen i témoignage ci seen diggante ak ki nga xamante ni moo di Maguette Wade rappelez-vous Youssou Ndour keroog bi mu wootee nettali nañu fi mu jaar ak ki nga xamante ni moo di Maguette Wade El Hadj Baba Mal moom itam keroog nettali nañu histoire bu daw yaram ci jamono yi nga xamante ni mu ngi tàmbali carrière am ba ci façon bi muy solo mu ngi ñu doon xamal ni Maguette Wade ci boppam moo ko inspiré il s'est passé tellement de choses ci yooyu tàng c'est vrai que bi jamono doxee am ngeen ay animateurs yu mel ni man ak ay animateurs yeneen yoo xamante ni ñu ngi ci dëkk bi di jàppale artistes yi mais il fut des temps defe naa artiste bu jóg boo jaarul ci loxo Maguette Wade day mel ni sa carrière dafa nul keroog nag témoignage yi xam naa dinañ ci ñëwaat pour rendre ko hommage moom tey jii ci bis bi ci ëllëgu génnuk àddinaam moom Maguette Wade ginnaaw nag animateur télé la woon nekkoon itam producteur réalisateur bëri na ci ay artistes yoo xamante ni moom moo leen révélé à l'époque émission bi mu doon def ñoo ngi ko tuddee woon télévariété et ça nous a bercé nous autres ca ba ñuy nekk xale booba tang Sénégal benn télé rek moo fi amoon muy ORTS qui est devenu maintenant RTS moom nag Alaaji Maguette Wade tey dañu koy rendre hommage ci télévision Futurs Médias ñu déglu d'abord gëstu bi nga xam ne ni Coro Mbaar Ndiaye Seck def na ko ci. bu mag animateur bu mag ci wàllug télévision ñi nga xamante ni ñoo teewee année 70 yi duñu ko weddi Maguette Wade nekkoon ku ràññeeku ci rajo télévision bu Sénégal émission wam bile di télévariété dal di génne ndaanaan bu mag bu ne waaye itamit bégal génération yu bari. ay at yu bëri mu def ko foofule ca RTS Maguette Wade moo tax woykat yu bëri seen carrière daal di am taxawaay bu am solo waaye naka noonu ay théâtre kat itam
moom mile ci atum 1972 ba muy jóge RTS ci boori 2000 liggéey bu am solo rek la fa masa amal ànd ko nag ak professionnalisme bu mat sëkk. mu feebar boobu ak léegi xaw a yàgg waaye nag Maguette Wade ànd ci ak dignité. moom mile nga xamante ni kenn dootu ko présenté turam wër àdduna wërngal këpp jëfam rëy lool ñëpp ràññee ko ci taxawaay bu am solo bu mu amoon ci wàllu aada ak cosaan file ci Sénégal. génn na àddina juróom-ñeenti fan ci weeru mars ci hôpital Fann ginnaaw bi mu làkkee juróom-ñaar fukki at ak juróom benn. Sénégal di ko jooy rawatina ñii di ay animateur musicien ak yeneen ci ay artistes ñoom sax ñu bari jàpp ne hommage bu ñuy defal Maguette Wade rek ñoo ci war a jiitu ndax nag seen liggéey bi bu yegsee fii moom mile moo ko rëdd wala bokk mu am ci taxawaay bu ràññeeku ba ndaw ñi mën a topp ci ginnaawam. Maguette Wade dëddu bàyyi soxna ak ñetti doom ñuy ñaan suuf woyof ci kawam. yow sax bi Maguette Wade di tàmbali judduwuloo waaye fexe nga ba bi nga fekkee gëstu nga ci parcours bu exceptionnel boobule Thioro Mbaye Ndiaye Seck ñu ngi lay gërëm bu baax ci loolee nga ñu proposé jëm ci Maguette Wade mi nga xamante ni tey ñu ngi koy rendre hommage ci télévision Futurs Médias defal nañu ko ca bu muy dund d'ailleurs tappal nañu ko ay grade fii ci Sénégal ci chef d'État yi bu yàggul rek président de la République jox na ko chevalier am keroog dañu ko yóbbul ba këram mu tombé mu feebar bi nag dafa yàggoon ci moom ay at a ngi nii mu tëdd tawat. moi je me rappelle bi ñuy mujjee di ko defal émission maa ngi ko doon préparé ak ku mel ni Adja Touré suma jigéen d'ailleurs moom ñu ngi koy massawu parce que moom itam am na lu ko naqadi bëggoon lool Alaaji Maguette Wade mi nga xamante ni tey moom la ñuy waxtaanee ginnaaw génnuk àddinaam démb keroog daanaka yaram yëpp a daw ci guddi googule moom ci jëmmi boppam bi nga xamee ni découvrir na émission bi parce que dañu ko defoon mu nekk sous forme de surprise yëgul woon sax ni ñu ngi koy waaj a rendre hommage ci télévision Futurs Médias ba guddi gi jot ñu jàppal ko télé bi ñu ko jàppalee télé bi je sais pas ndax yéen a ngi koy fàttaliku bu dee seetaanoon ngeen ko bi émission bi bëgg a jeex nag ci la ñu ko woo téléphone mu daal di intervenir te keroog itam dawloo na yaramu ñëpp. J'aimerais qu'on revienne ci ndimbalu El Hadj Vieux Diouf ak équipe yi ci ginnaaw ñëwaat ci extrait wu émission boobu la nga xam ni maa ngi ci àndoon ak nit ku baax ki El Hadj Mbaye Garmi ak ki nga xamante ni moo di Mbaye Dieye Faye ñoom ñaar ñëpp itam ñu ngi masawu njabootu Maguette Wade yëpp ndax jot naa seen ay yóbbante démb Mbaye Dieye Faye itam di masawu waa kër Maguette Wade El Hadj Mbaye Garmi di masawu waa kër Maguette Wade ak kii di Mara Dieng nga xam ni émission boobule daanaka moom la ñu ko dénk ci wàllu coordination ak production moom itam tey ci fajar gi gisee nañu mu am lu ko miti waaye tey ñaan rek parce que suñu borom moom ay décision am kenn mënu ci dara ñu proposé leen extrait wu li nga xamante ni mooy wëndeelu keroog Maguette Wade était raconté par ses proches et anciens collaborateurs yu mu daan àndal ci télévision nationale. ku fonk nit Maguette wax dëgg yàlla nekk nañu at fii ci rajo RTS rajo télévision bu Sénégal mën naa wax ca ay ORTS kon muy koo xam ne nitu jàmm la nitu dëgg la nit la koo xam ne it fonk na li muy def jàmm daal lañ ko xamee loon amit fulla amit fayda fonk liggéey métier mi daf ko xam kon nag dafa xam fa mu war a jaar maîtriser na ko professionnellement la koy def nag di réalisateur bu mag dem ci dëkk ya nga xam ne it fa lañ koy jàngale boole xam-xamam bi mu ci am war na ñu bàyyi xel nag ci ngeen xam ne wax dëgg yàlla dañoo mës a ànd ak ñoom dañoo mës a nekk ak ñoom dañoo mës a gëm li ñuy def.
mu ngoog ñu doon déglu Abdelkader Diokhane moom itam bokk na ci animateur yu mag yi bi ñuy tout tànk ba tey ñu koy seetaan diggante ngoonal ak reeni koom-koom xale yi du ñu xam waaye ñun ñi jaar ci seeni loxo parce que man bokk naa ci ñi nga xamante ni ci école RTS la ñu jógee mu doon def témoignage ci bii Maguette Wade di dund keroog bi ñu koy defal suñu hommage ñun fii ci télévision Futur Média ak émission bu mag boobule di wëndeelu loolee la Abdelkader Diokhane waxoon ca moom te xam naa ne ay kàddoom soppeekuwul moom it ñu ngi koy masawu génnuk àddina nga xamante ni moo di Maguette Wade du Abdelkader Diokhane kese la ñu waxal keroog ci équipe yi ñu àndaloon Serigne Saliou Seck moo demoon fekki ay collaborateurs ak ay proches yu ki nga xamante ni moo di Maguette Wade mu ngi mel ni tey on va revenir benn par benn ci détails yu programme boobule ñu ko nasaloon fii ci télévision Futur Média ki ñu ciy toftal mooy Bara Diokhane moom itam bokk na ci ñi nga xam ne ni ñoo ñu yar jàngal ñu ci télévision nationale yàgg liggéey ak ki nga xamante ni moo di Alaaji Maguette Wade mi génn àddina démb wax ji nag benn la woon professionnel ay ba noppi itam mën la mu daan def yamul woon rek ci nekk animateur di def ay émissions variété à l'époque daf cee boole woon itam nekk réalisateur nekk producteur ñun ñii bi télé xewee Sénégal bëri na ci ay images d'archives yoo xamante ne bu ñu ko soxlawaan dañuy dem ba kër Maguette Wade àbb ko ci wala ñaan ko ci parce que gardien du temple la woon expérience am moo ko may ay atam ñoo ko may j'aimerais qu'on écoute ay kaddu ki nga xamante ni moo di Bara Diokhane keroog bi ñuy rendre hommage à Alaaji Maguette Wade. bi ñu ñëwee RTS moom moo fa nekk jëkk nekk li mu fa nekkoon nekkul woon comme animateur Cissé Madamel moo ñi jaayam ñoom moo ko fi indi woon mu nekk bi si secrétariat am après si la commencé def animation. ñoo ànd dem 1973 ñoo ànd dem Zaïre defi stage sur la première télévision africaine bi ñu dellusee ñoo àndaat fi France aussi en 83 bi ñuy dem defi stage moom de présenté jowoon réalisateur Maguette li ma xam si moom mooy nit koo xam ne kii ëmbul ak baax ak bëgg nit moo tax mu nekk animateur bu aay ñëpp dañ ko doon kii parce que foo ko fekk rek day ree dafa xam lan mooy animation xam na parce que dafa humble nit ku humble mooy Maguette Wade bëgg na nit bu toogee ci plateau dina respecté ñi muy toogal ci plateau ku dimbali artistes yu bari la parce que Maguette dafa mel ni bëgguloon dara boo ñëwee da lay dimbali ndax yàlla tax du dimbali nit parce que da nga ko jox dara wala nga def nii wala def nii da ko daan def te yàlla tax artistes yu bari moo leen jàppale ma ñu yegg fi ñu yegg loolu moom mën naa ko affirmer moom télévariété bu ko daan préparé par exemple fa lay nekk du matin au soir du bàyyi décorateurs yi toog fa ñoom ñekk rek di liggéey wala mu bàyyi techniciens yi di installer matériel bi wala dara il est avec eux du commencement jusqu'à la fin tu vois te dire que ne moom dafa bëggoon liggéey bi quoi daf ko bëggoon dëgg bi ñuy démarrer au niveau de l'ancienne maison en face Sorano bu daan liggéey si boo amee émission di liggéey si valise am lay indaali du ñibbiwaat yéeram da koy def si saak bu rëy la koy def ñëw si ak nekk ak techniciens yi pare ñuy installer répétition yeeg yëpp da ko daan fekke et ça loolu c'est le rôle d'un professionnel mooy def loolu. waaw donc ay témoignages yu jógee ci Bara Diokhane et pourtant bi muy wax fekk na Maguette Wade mi ngi dund wax ji doon benn il était professionnel maanaam fonk liggéeyam à un point boo xamante ni bu daan liggéey du yem rek ci émission bi jot mu ñëw def ko daan na lakkal ñëpp ci liggéey bu baax ñu ngi xalaat ku mel ni Babacar Mbaye Bams di journaliste su ma juumul mu ngi rajo municipal de Dakar ba tey moom itam moo musa nekk suñu bunt ci ki nga xamante ni moo di Maguette Wade maa ngi xalaat DJ Prince c'est vrai que jurul DJ Prince mais il fut des temps dañu daan wax ni Maguette Wade moo jur Prince am nay jamono sax ñu ne man Maguette Wade moo ma jur comme quoi ku ñu fi mës a découvrir nga am talent nekk animateur ci télé xel yëpp da daan dem immédiatement ci ki nga xamante ni moo di Maguette Wade comme quoi domaine boo mënti gis ka ca jiitu xam-xamam ak savoir-faire am bu dee ñëpp dañu ko nangu bu ñu demee ba gisaat beneen génération bu ñëw di def même chose ku ca am talent bu baax rek dañu koy méngale ak ki jiitu te meloon noonu
loolu nag moo ñu dal ci nga xamante ni moo di Maguette Wade qui est donc décédé hier on va en profiter pour ñëwaat ci yenn ci ay émissions yu mu daan def à l'époque au début des années 80 dinañu jokkoo itam ak yenn ci ay kilifa yoo xamante ni ñoom it yëg nañu génnug àddina ki nga xamante ni moo di Maguette Wade et que bëgg nañu ko rendre hommage en direct ci télévision Futur Média loolee xam naa dinañ ko def ci kanam tuuti ci jamono yi nga xam ne ni waxuma rek Youssou Ndour ou Baba Maal ba ci Thione Ballago Seck bëri na ci ay télévariétés yoo xamante ni ba léegi mu ngi ci archives yi yooyu yëpp bu ko amaan à l'époque c'était grâce ak ki nga xamante ni moo di Maguette Wade ñu tegaatal leen benn extrait wu télévariété Thione Ballago Seck ngi ci ànd ak ñoom Ndeye Marie Ndiaye Gawlo Assane Ndiaye ak ay rakam Mapenda Seck daan bégal sénégalais yi chaque samedi soir bu ñu toggaan soos suñuy kër dañ daan yàkkamti journal bi jeex chaque samedi RTS daan na teg benn série bu série bi jeexee deuxième partie de soirée bi nag ay émission variété la woon et télévariété la ñëpp daan xaar dañ daan yàkkamti dégg générique bi ay waay cosaan et bu ñu ko déggaan rek ñëppay fëx xale mag ndaw daan nañu dajaloo ci ay kër di ko seetaan xëy na jamono dox xale yi xamuñu ko mais puissance su Maguette Wade ñi ko fekkee xam nañu ko diggante année 80 ba ci début année 90 yi ba vers la fin des années 90 daanaka ci la def retrait toog këram ak tawat boo xamante ni ay at a ngi mu sonaloon ko ba finalement démb la génn àddina ci hôpital Fann levée du corps bi nag ma fàttaliwaat leen ne àjjuma la ñu koy amal bu 9h jotee lépp lu tukkee ci ay information yu ngeen ci bëgg a xam yéen ñi ko xam dinaa leen ko baaxee tey ci Midi Plus bi puisque une partie de cette émission moom la ñu ko fas yéenee jagleel. Jàpp dem
télévariété la woon ñu invité woon ki nga xamante ni moo di Thione Ballago Seck ak ensemble am yéen a ngi ci seen Ndeye Marie Ndiaye Gawlo ak ki nga xamante ni moo di Mapenda Seck Mapenda d'ailleurs ñu ngi koy ziar bu baax di ndaanaan bu Sénégal nam lool sax moom it xam naa ni am na lu ko metti bi mu yëgee génnuk àddina ki nga xamante ni moo di Alaaji Maguette Wade dañuy jël yenn ci ay témoignages par téléphone tey jii ci bis bi ñu jokkoo ak kenn itam ci sunuy kilifa ci média bi di journaliste bu mag bile Abdoulaye Fofana Seck Abdoulaye ñu ngi lay nuyu di la massawu démb comme ñëpp nga yëg génnuk àddina Maguette Wade mu nekk daanaka perte pour Sénégal waaye perte pour culture u Sénégal yéen ñi nga xamee ni jege ngeen ko am ngeen naqar suma juumul Abdoulaye Fofana ñu ngi lay nuyu. Voilà donc je pense que ñu ngi jéem a jokkoowaat ak moom bu ko defee mu jébbal ñu témoignage am ci nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee ci partie Midi Plus bi tey di Alaaji Maguette Wade ci fàttali ñu ngi wax ni levée du corps bi suba astafurlah vendredi voilà suba la ñu koy amal ca fi nga xamee ni moo di. Grande mosquée bu Parcelles Assainies unité 2 voilà Parcelles Assainies unité 2 fa la ñuy amalee levée du corps bi à partir de 9h ci suba et puis dinañu ko denc ca fi nga xam ni moo di cimetière bu Pikine donc ñu ngi xalaat njabootam yëpp njabootu Ndiouga Wade ca Pikine tali bu bees ak njabootu Fodé Khoye Cissé ñoom tamit ñu ngi Pikine njabootu dem si yàlla Mortala Wade ñoom itam ñu ngi ñaari tali njabootu Maodo Niang nekk fi nga xamante ni moo di Pikine rue 10 ak njabootu dem si yàlla Mamadou Samassa ca Pikine ak fa Assane Fall ci Pikine di ko jaal njabootam yëpp rawatina président Doudou Wade ak ki nga xamante ni moo di Moustapha Wade di ko jaal itam ki nga xamante ni moo di Ndeye Borso Wade ak njabootu Musli Fall yëpp ta Musli nekkoon soxnaam ak ay doomam Mamadou Samassa Wade ak Abdoulaye Wade Junior Abdou Diouf Junior ak Mami Rokhaya Wade donc moom tuddee na maître Abdoulaye Wade doom tuddee doom itam ki nga xamante ni moo di président Abdou Diouf Wade ak Mami Rokhaya Wade ñoom nag ñu ngi leen di massawu ci seen baay bi ñu ñàkk ni gi démb nekk monument daanaka fii ci Sénégal ci lépp lu jëm ci wàllu média Abdoulaye Fofana Seck ñu ngi lay nuyu di la gërëm ci ni nga ñu nangulee jokkoo bi tey ñuy fàttaliku Alaaji Maguette Wade wax naa ko sànq comme sénégalais yëpp démb nga yëg génnuk àddinaam am nga ci mbetteel suma juumul Abdoulaye ñu ngi lay nuyu. waaw Pape Cheikh. maa ngi lay fay. allo. allo oui. waaw ñu ngi lay nuyu Abdoulaye yan témoignage ngay def ci ki nga xamante ni moo di Maguette Wade. waaw Pape Cheikh kontaan lool ci témoignage bi. waaw Pape Cheikh. waaw ñu ngi lay dégg waaw ñu ngi lay dégg waaw. kontaan lool ci témoignage bi. muy témoignage bu nga xam ne nag bu ma tibbee sama xol la. ndax ki nga xam ne jóge na fii sama mag la woon mais sama xarit la woon. xam nga nit buy wax rek day wax ngir yàlla. te yàlla tax. su ma amuloon proximité boobu ak moom. du ma ko sañ dama ciy màndu waaye yàlla def na ni. daawul toog semaine te woowu ma nemmeeku ma. sama njaboot xam ko ñëpp xam ko ba ci bi ñu defee inauguration stade Abdoulaye Wade bi. bi ñuy waxtaan ci guddi gi ndax boobu xol bi sedd na lool ndax xam nga màgg dafa bëggoon Abdoulaye Wade. ba tuddee ko doom. waaye nag wallaahi dafa mat a leeral. ndax xam nga Pape Cheikh. xam nga dafa tudde doom Abdoulaye Wade tudde doom Abdou Diouf. mais xam nga li indi loolu. mooy mbokk goo xam ne dafa dox ci diggante Maguette Wade ak président Diouf ak Abdoulaye Wade naa ko expliqué ci bu gàtt. xam nga Maguette Wade.
góor gi Ndiouga Wade moom moo ko jur. Alaaji Ndiouga Wade. waaw xam nga Ndiouga Wade nag. Babacar Ndikku Sarr mi ko jur. doom la ci Ndikku Coro Sarr. xam nga Maysa Coro Sarr moo jur Mor Talla Wade mu jur Abdoulaye Wade. kon loolu foofu la bokkee ak Abdoulaye Wade. kon ñoo bokk. non dafa yéeme. waaw bokk gi benn la. bi ma la ci yokkal. xam nga yow da nga bëgg histoire te wax dëgg yàlla tu es un digne héritier de Magatte Wade. waaw gis nga Rokhaya Cissé mi ko jur. ak Kumba Dem. ay mbokk lañu Rokhaya Cissé ma nga dëkk ca Louga. Rokhaya Cissé nag ak Ousmane Cissé Madamel. ay magarak lañu donc Ousmane Cissé Madamel bi nekkoon directeur radiodiffusion nationale bu Sénégal ak télévision di papa yi Maguette Cissé xam nga ko monteuse boobu. à l'époque ouais. moom ci wàllu boppam. Ousmane Cissé Madamel ak Rokhaya Cissé ay magarak lañu donc Ousmane Cissé Madamel nijaay la ci Magatte Wade. kon ni mu bokkee ak maître Abdoulaye Wade noonu la bokkee ak président Diouf ci côté ndeyam. loolu moo tax mu jël doom bu góor tuddee Abdoulaye Wade jëlaat beneen doom bu góor tuddee président Abdou Diouf. d'accord. te xam nga Pape Cheikh. xam nga histoire mooy creuset de tous les savoirs. xam nga man bi ma nekkee journaliste après dama jàngi histoire au Sénégal. ba sax bind ci livre mais xam nga ci histoire au Sénégal. ci aada réew mi. président Abdoulaye Wade mooy jox sagaru njaam Adja Kumba Dem bi jur Abdou Diouf. ah bon. xam nga yow am na ñoo xam ne yaa leen di jox sagaru njaam. waaw. kon mbokk bu doy waar xam nga moo am foofu. léegi nag li tax ma nawoon Magatte Wade. xam nga bi Abdoulaye Wade nekk opposant pur et dur au régime du président Abdou Diouf. moom dafa assumer mbokk googu. di jógee këram wala di jógee RTS di dem kër Abdoulaye Wade ku bëgg a dem ci Abdoulaye Wade aussi mu yóbbu la te boobu xam nga Abdoulaye Wade du ñëpp amoon fi te dem seeti ko ndax boobu opposant bi gënoon a sonal régime Abdou Diouf moom la woon. ci période bu xawoon a sensible à l'époque parce que opposition bi metti na woon ci diggante maître Abdoulaye Wade ak président Diouf mais moom il paraît selon li nga wax dafa assumer woon relation am ak maître Abdoulaye Wade. daf ko assumer. ouais c'était pas évident. ñoo xam ne ñu ngi woon biir RTS. xam nga boobu benn rajo moo fi nekk. ouais. mu nekk rajo d'État. chaîne nationale. ñëpp amoon fitu bëgg a xam Abdoulaye Wade wala jege Abdoulaye Wade. mais moom ku mës a bëgg a dem ci Abdoulaye Wade dana la yóbbu ba ci moom. assumer mbokkam ne du ci dellu ginnaaw. taxaw ci taxawaay bu rafet. ku tudd Abdoulaye Wade mu métti ko loo def Abdoulaye Wade métti parce que bëggoon Abdoulaye Wade ci xol. ci wet gi nag mu assumer mbokk boo xam ne aussi am na ci digganteem ak président Diouf. ndax wax naa la Rokhaya Cissé mi ko jur. di sœur ci Ousmane Cissé Madamel. moom foofu la bokke ak Kumba Dem bi nga xam ne Abdoulaye Wade moo koy jox sagaru njaam itam jur président Diouf. ndax ngay Anta Cissé moom nga xam ne mbokk la ci ndeyam. nekkoon na sax soxna nijaayu président Diouf mi nga xam ne tey moom moo nekk président de la République après jox léegi ki nga xam ne mooy président Abdoulaye Wade. léegi kon Pape. gis nga Sénégal. su ma la koy tënkal rek parce que sa émission boobu ngay def par jeudi wëndeelu. dama koy seetaan tout le temps. bi nga def sur Mamadou Dia. yeneen lu ci nekk dama koy xool ndax xale war nañ koy xool ndax dañ ciy jàngale histoire du Sénégal. parce que man loolu ngeen ma jàngal RTS. jàngi ko. ndax wax dëgg yàlla xam nga dañu wax naan les journalistes c'est les historiens du présent. mais la xewoon nga xam ne ëpp na benn siècle wala ñaari siècle. soo ko demul gëstu doo ko xam ndax boo may faral di wax ni. Sénégal mooy dëkk bi nga xam ne moo gën a tuuti ay sant. ñëpp ay mbokk lañu. te loolu yow mi nga xam ne tey wax dëgg yàlla mujjewoo ndono li mu réer. dañ lay féliciter parce que man waxtu fekkee ne yaa ngi def émission. muy bu jeudi bi ci guddi wala muy midi plus. su ma woon activité nekk sama kër wala ma nekk faneen dama ko suivre parce que wax dëgg yàlla je trouve du plaisir ci li ngay def. merci ndax mbir mi talent la. te keroog bi ngay wax ak ki nga xam ne mooy Henri Camara. def ak moom émission. man ci sama wàllu bopp dafa am lu ma fàttali ndax benn match Sénégal bu rëy boo xam ne match du ko important boobu yaa ngi jógee 2S. di ñëw RTS ouais. keroog man la Mamadou Ba ak Babacar Diagne booleel ma recevoir la ci plateau boobu. voilà ci finalu basket la woon je me rappelle basket waa Coupe d'Afrique basket la woon. yow yàlla ma def ñu bari am ci yow cofeel. jërëjëf.
nga nekk njiglaayu bis boobu. Sénégal joué gagné moo tax tout le temps bu Sénégal daan joué damay bëgg nga génn def plateau parce que xam naa ne boo defee plateau dinañ ci am ndam kon nag ki nga xam ne génn na àdduna. man sama mag la sama xarit la te dernière volonté yi. cofeel googu nga xam ne tey président Macky Sall am na ko ba tudde stade Abdoulaye Wade. mu ci contentement bu rëy Pape Cheikh. loolu day wax dëgg yàlla comme man dénkoon na ma ko. su ma sañoon mbir mi du yem rek ci stade kese. mbir mi dina continuer ba nga xam ne diggante baay ak doom. ni mu taxe woon. dina ko taxewaat parce que loolu mbébatu Magatte Wade parce que Magatte Wade dafa bugg Abdoulaye Wade. ba foo ko natt weesu na ko démb li ma président Doudou Wade wax. ne ma Abdoulaye Fofana Seck. gis nga Magatte moo nekkoon taawu Wadeen tey dem na ñoom ñaar 46 la ñu juddu. su amoon 76 ans ay weer rek lañ magante. kon tey moom mooy xalifa kër gi. mais ñoom wax dëgg yàlla fa nekkoon seen tiitar ndax Magatte li ngay def nii. talent boobu mu nekkoon ci moom. su mel ne Doudou Fall. caméraman la xam nga ko ci mag caméramanu RTS la. effectivement si signaté. si bi nga xam ne daan na réaliser émission wax dëgg yàlla man. nga xam ne 72 bi ñuy démarrer télévision après les Jeux olympiques boobu gënoon naa nekk xale. Mamadou Abdoulaye Fofana sama taawu turandoo démarré ko. ñooñu tous ces monstres sacrés là de la télévision dama laan di gis ci kër gi. boobu xaw ma dinaa toog sax bay dem bay liggéey télévision. voilà ba ci nekk kilifa kon tey Sénégal ñàkk na. wallaahi mais nit ku am jom nit ku am fayda nit ku am kóllëre nit ku am ay principe. nit ku bëggoon réew mi nit ku bëgg lu baax. ñuy wax. élégance personnifiée. ah oui moo doon Magatte Wade. yàlla na ko yàlla yërëm. allahumma amiin yàlla xare àjjana. allahumma amiin wax dëgg yàlla artistes yëpp amee nañ ko njukkeel foofu nag laay félicité sama xarit sama doomu ndey Youssou Ndour. Youssou Ndour ndax kóllëre gi mottali na ko. gis nga bi mu tëddee feebar li muy gàtt gàtt diggante dimanche ak bi mu génnee àdduna. teew na fa la ko waroon def na ko. macha allah kon wax dëgg yàlla dañ koy félicité. ndax man sama diggante Youssou dama koy assumé. ñu mu mel ci yow xam naa ko. mottali na kóllëre gi nit ku baax la. ndax ba ko Magatte di feeñal. boobu yàlla tuddoon na ko mais loo làqu-làqu bu yàlla waxee rek ne di nga feeñ kon nag lii ngeen di defal tey Magatte Wade. man de wax dëgg yàlla am naa ci fierté bu rëy. merci ma télévision Futur Média. jërëjëf c'est un homme de l'art c'est un artiste complet. te it yow yaa ngi ci yoon bi. merci kon nag ndono li moom rassuré woon nañ ci ne. doo mujjee puso bi réer di leen gërëm di leen sant. merci sama xarit sama rakk Chérif. di gërëm sama doom Thioro Mbaar Ndiaye. di leen gërëm ci lii ngeen xam ne tey yéen a ngi koy def tooyal ngeen xool yëpp. jërëjëf télévision bi amaat na benn audience bu rëy. kon nag Pape Cheikh ca ko ca kanam. merci ji daal yàlla na xippee Firdawsi li mu lu baax bëgg réew mi. amiin sàmm réew mi sàmm ay jikkoom sàmm ngorom. amiin na ko yàlla fay di wax dëgg yàlla jaale ay doomam. mami mi nga xam ne moom la tuddee sama jigéen bu baax ba. suñu ndey ju baax ja Mariam Dieng Sall. di jaale aussi. Abdou Diouf Wade. journaliste la xam nga loolu aussi ñu bari xamuñu ko. ah Abdou journaliste la. oui journaliste la. je savais pas loolu xaw ma ko woon. moom direction commerciale. waaw nekkoon naa directeur ba. moom nekkoon na fa. après mu jógee fa def concours CESTI après nekk journaliste. donc xam nga loolu tey wax dëgg yàlla ñu bari war nañ ko xam. ah oui la boo xam ne. ah oui topp na ci tànku baayam ki nga xam ne aussi frère am la ñu tuddee ko président Abdoulaye Wade moom Bruxelles la nekk. moom mi ngi ci yoon bi di ñëw. donc wax dëgg yàlla Magatte yàlla barkeel na ak njabootam. kon nag barke ba yàlla na dépassé njabootam. allahumma amiin ñi nga xam ne ñëpp ay discipline lañ. parce que lii ngay def tey te wax dëgg yàlla maam ci fierté bu mag parce que tu es un très grand professionnel. merci su boo toogee ci plateau TFM audience bi yokku. macha allah télévision loolu rek question d'audience laa du leneen. nag du dara lu dul suñ bopp moo ko def ci ku ko neex am na ci ñoo xam ne ñoom fu ñu toogee. wax dëgg yàlla audience bi yéeg ci kaw kon ca kaw ca kanam. yàlla na xippee Firdawsi. amiin kontaan naa trop te. jërëjëf dëgg yàlla moom ci wàllu boppam soxnaam su baax la si Musli Fall. ta Musli xam na sama digganteeg moom. te wax dëgg yàlla xamoon na ne sama mag la di ma tiitaroo ma di ko tiitaroo. ndax lu fi waay def ci télévision rek fekk def na ko ba pare. kon nag ca kaw ca kanam ñi ngi gërëm Futur Média. merci sant ci seen taxawaay ci seen ouverture d'esprit. c'est normal. xam ngeen ni. taaw ba mooy RTS. waaye nag wax dëgg yàlla bi ngeen ñëwee topp ci tey. lu taaw ba defoon def ngeen ko ba dépassé ko. macha allah je t'encourage je suis très fier. merci de mon très cher grand frère. merci Magatte Wade ca kaw ca kanam. voilà merci beaucoup Abdoulaye Fofana Seck journaliste écrivain borom xam-xam miin lool histoire u Sénégal
bokk na ci ñi ñu yar ñun ñii fi nga xamante ni moo di Triangle Sud télévision nationale mu ngi fàttaliku anecdote boobu ma doogoon a démissionné RTS 2S moo tudd léegi 2STV coow li bëri lool ñu naan dem na demul bàyyi na bàyyiwul tombé woon ak finalu Coupe d'Afrique basket fii ci Sénégal ñëpp concentré wu ci mais dañu obligé ci biir mi-temps wu match bi ci la ma recevoir en direct ci télé bi pour rassurer téléspectateurs yi que effectivement j'avais quitté 2S pour commencer fi nga xamante ni moo di télévision nationale RTS j'ai fait là-bas beaucoup d'années lu ci ëpp ci lu ma miin wala xam ko ci média ci ñoom laa ko jàngee boo fa nekkee nag ñoom dañ lay jàngal persévérance dañ lay jàngal professionnalisme dañu lay jàngal ni boo dee reetaan ci télé sax no professionnel donc yooyu yëpp ay xeetu xam-xam la yoo xamante ni jëlee nañu ko ci ñu mel ni Abdoulaye Fofana Seck mii ñuy gërëm bu baax ci nii mu ñu nangulee jokkoo bi def témoignage ci Maguette Wade mi nga xam ni démb la génn àddina boo gisee tey ñu koy waxtaanee ci Midi Plus bi dafa fekk ni ñu ngi ci télévision tey télévision Futurs Médias bu nekk première télé bu nekkee première télévision fii ci Sénégal bu ñu dee sant cant gi war nañ ci boole ku mel ni Maguette Wade parce que mënoo nettali mukk histoire bu télévision fii ci Sénégal te doo ci boole Maguette Wade ala kulli haal ci bi Sénégal di doog a am télé ba ñuy commencé di ko seetaan depuis noir et blanc ba couleur ñëw ba tey internet ñëw ba tey télévision Futurs Médias nekk première télé fii ci Sénégal Alaaji Maguette Wade daf ci jouer rôle bu am solo donc du coup suñu wareef mooy ñu njukkal ko rendre ko hommage tey ci télévision Futurs Médias le temps que les équipes de Thioro ci ginnaaw di ma wax ñi dugg ci téléphone yi ñu fàttaliwaat leen ni moom Alaaji Maguette Wade levée du corps bi suba la ñu koy amal à partir de 9h ca grande mosquée Parcelles Assainies bu unité 2 dinañu ko denc fi nga xamante ni moo di cimetière bu Pikine ñu ngi massawu ki nga xamante ni moo di Mbacké Dioum moom it démb ba tey mu ngi ci génnuk àddina ki nga xamante ni moo di Alaaji Maguette Wade xam naa amoon na ay relations yu particulières ak góor gi on va retrouver suñu beneen kilifa ci monde média wala journalisme koo xamee ni defe naa ca ba ñuy ndaw ba tey yàgg nañu di topp ci ay tànkam di ko seetaan ci émission ya mu daan def ci groupe de presse yi mu yàgg jiite fii ci groupe Futurs Médias itam yàgg nañu accompagner ci ay conseils yàgg ñu accompagner itam ci liggéey bu rafet perfectionniste la noonu laa ko tuddee di Adama Sow journaliste Adama ñu ngi lay nuyu di la massawu yow itam je reste convaincu que bi nga déggee génnuk àddina Alaaji Maguette Wade am nga naqar. Baye Cheikh maa ngi lay gërëm di la sant di la nuyu di nuyu waa TFM yëpp. di leen féliciter déjà initiative bu mag bi ngeen jël temps d'antenne bu yaatu consacré ko à Maguette Wade. li nga wax léegi dëgg bu wër fenn la Pape Cheikh tu es bien placé wax dëgg yàlla. pour mën ko wax pour mën ci témoigner. parce que yow bien que at yi bëriwul noonu macha allah da nga gëstu ci. histoire ak culture sénégalaise ak histoire u média da nga ko xam bu baax a baax. donc ñu ngi lay gërëmee ci sa générosité boobu di la ko jaale aussi di ko jaale groupe Futurs Médias yëpp. wax Maguette Wade li nga wax dëgg la Maguette Wade en fait Pape Cheikh ñu bari li ñu xamul ci moom. mooy premier réalisateur de télévision au Sénégal. Premier réalisateur de télé au Sénégal. Au Sénégal. Kon j'ai bien raison de dire que buñ dee raconter histoire u télévision fii ci Sénégal kenn du ci génne Maguette Wade. Wallahi c'est le premier réalisateur de la télévision nationale. Télévision d'ailleurs. Parce que c'est en 1972 xam nga ci Jeux olympiques Munich yi. ci la télévision d'or fii au Sénégal. Noir et blanc à l'époque d'or nag. dafa fekkoon. ñu préparé woon jël un certain nombre d'agents. dem former di leen en France. ci INA. mooy Institut national audiovisuel de Paris. INA. foofu la ñu former réalisateurs yi animateurs yi présentateurs yi monteurs yi pour ñu ñëw ubbi li nga xam ne moom la ñuy wax télévision sénégalaise. RTS à l'époque. Cissé Madamel jiite woon
woon ko moo doon premier directeur télévision nationale. ñoom Maguette Ñibbisi Maguette Wade ak feu Cheikh Ngaïdo Ba. Cheikh Ngaïdo Ba. ñoom ñoo démarré télévision au Sénégal en tant que réalisateur. D'accord. donc Maguette bi mu ñibbisee démarré télévision li mu njëkk xalaat mooy production nationale. parce que boobu dañu doon reprendre ay transfert yaa ngi rappelé wu. transfert ay. CFI. voilà donc programme yi ñu doon tubaab yi doon may lañ doon diffusé. te télévision doon commencé juste 18h 6h ci ngoon ba minuit. minuit mu tëj. mu jeex. yaa ngi rappelé wu. te du njaayu defaroon. générique bu télévision nationale bi. mooy bi ñu doon wane montre bu ñuul bi. ak batterie du Ndiaye Rose. effectivement. donc Maguette Wade bi mu ñibbisee. moom moo njëkk initié ay contenu sénégalais. lu bari du ñu xamul ci Maguette Wade tey suñu wax théâtre au Sénégal. ñu ko gërëmee Maguette Wade. parce que Maguette Wade mu njëkk def captation théâtre ci télévision. waaw muy jamonoy tey à l'époque. ak le vieux Abdoulaye Seck. di Pape Gora di papay Pape Gora Seck. Pape Gora Seck réalisateur. Abdoulaye Seck. moo créé jamonoy tey yaa ngi rappelé wu. ak ñoom xoy ma duma tout ça là. donc Maguette Wade moo leen njëkk indi télévision. foofu antenne RTS. def captation yow xam nga ko parce que. captation ORTS bu baax a baax. antenne maison. xam nga ne foofu la mu doon def décor yi. maanaam def néegu ñax. su dee kër la. wala ñu def bureau. ak ñoom Cheikh Tidiane Diop yaa ngi rappelé. captation donc captation yi Maguette Wade moo ko njëkk démarré au Sénégal en tant que réalisateur. donc su nit ñi doon xaar mardi. ñëpp daw fi pour seetaan théâtre télé nañ ko gërëmee Maguette Wade. ñu bari xamuñu ko. parce que dañuy def ne rek. moom ay Youssou Ndour. waaw télé variété émission variété rek. non. Maguette Wade dafa def contribution ci premier contenu sénégalais ci télévision nationale Maguette Wade moo ko signé. c'est très très important. donc loolu loolu kenn mënu ko fàtte. parce que théâtre bi soo gisee même léegi bi mu dem ba jur ay série mu nekk léegi fleuron. ñu ngi déparé ci Maguette Wade. le théâtre sénégalais. amal nañ njukkal aussi ni ko musiciens yi amalee njukkal. man li may kii rek li may naqarlu Pape Cheikh mooy c'est dommage que Maguette. bindoon naa ko sama page Facebook defe naa il y a quelques années. Thioro Mbaye moom mën na seede mës nañ ma invité petit déj. ma jooytu affaire Maguette Wade il y a plus de 10 ans. man lancé woon d'ailleurs appel à l'époque à mon grand frère Youssou. parce que xam naa bu baax diggante nag Maguette. xam naa fi mu jaar ak Maguette. ma ne woon nañu gën a jàppale Maguette Wade. nañ ko même célébrer nationalement. defal ko hommage au moment de son vivant. parce que tous les artistes ku ci jënd oto. sa faaru oto wala sa roue. presque Maguette Wade moo ko jënd. ba ci dogguma la keroog bi ñu koy defal hommage ci télé bi fekk mu ngi dund Baba Maal bi mu wootee dafa ñu xamal ni bu ngeen gisee moom buy tukki wala mu am style di sol yenn ci ay grand boubou ñu koy magnifier nee na modèle yooyu ak style boobu au-delà de carrière bi même ni muy solo Maguette Wade moo ko jàngal. voilà c'était juste benn exemple bu mu ñu joxoon à l'époque je me rappelle. extraordinaire. Pape Cheikh beneen contribution bu Maguette indi ci wàllu média. ak musique ak réalisation. parce que moom moo njëkk réaliser le premier clip sénégalais. xam premier clip sénégalais Youssou Ndour la en fait. ah bon oui. xam nga yaa ngi fàttaliku télévarieté Novotel la ko doon tourné. ci hôtel bi ci Yaraax bi. fële Hacienda. waaw. Maguette Wade de télévarieté. Novotel la ko commencé tourner ensuite mu mujjee Hacienda. d'accord. hôtel Hacienda. Hacienda xale yi xamuñu ko hôtel Hacienda petit. voilà fii ci cité Elisabeth fii ci Maris. waaw. voilà foofu la nekk donc foofu lañ tourné presque télévariété yëpp à part Sorano. donc fële yéen a ngi rappelé clip boobu léeg-léeg gars yi di génne Youssou Ndour gis ko mu tuuti ak yooyu Novotel nekk ci piscine bi ak. ñu àll ci wet gi Ousseyn Ndiaye ak yooyu. ak Alla Seck waaw on a les images waaw. loolu mooy premier clip mooy indépendant.
d'accord. yaa ngi koy rappelé. waaw on a même les images on a Youssou mu ngi ci dugg ci piscine bi sax d'ailleurs. exactement. ouais on a les images. pour nekk presque tout le temps moom ci noonu la xamale Youssou Ndour ba def la ko. playback foofu noonu. ci ancienne RTS bi. ak pour Cheikh Mbacke Guissé. ci lañ def mbaa. waaw mbaa dafa jóge Saint-Louis. Papa Samba Diop. waaw hommage Papa Samba Diop la ko Sénégal découvrir. Saint-Louis ci hommage la. bi mu demee ci hommage bi au stade de Saint-Louis. rajo Sénégal. Mandiaye Fall. benn technicien bu nekkoon rajo Sénégal moo enregistré playback kii boobu chanson Youssou Ndour bi mbaa. RTS dañ koy waat bande bi ñu commencé di ko teg. Sénégal naan waa xale bi kan la. noonu la carrière Youssou Ndour départ. léegi Maguette Wade récupéré son mbaa bi ci rajo bi. def loolu Youssou Ndour dem ba këram. seet ko yaay Youssou Ndour bu baax xam na bu baax a baax su dee kenn xam na diggante Youssou Ndour ak Maguette Wade mooy Ndeye Soxna Mbow. xam na bu baax a baax li may wax ni ñoom Ngoné xam nañ ko. ñoom boobu temps boobu ay xale la ñu ñoom ab yi. mais ñi nga xam ne ku mel ne Ngoné ak ñoom Seynabou Ndour. xam bu baax a baax li may wax ni. seen yaay mu nekkoon sax diggante Maguette Wade ak Youssou Ndour. wax dëgg donc li may wax ni Ndeye voilà Ndeye ñoom Seynabou. ak seen yaay yi. seen waajur yi. même pas bi man. def ko bu baax a baax. donc moom moo jël Youssou Ndour ci loxo. tete ko. presque chaque samedi. amul presque samedi bu Maguette Wade génnal digganteem ak Youssou Ndour. soo seetloo même les grands spectacles. Youssou Ndour doon organiser Sorano xam nga Sorano moo doon temple culturel Sénégal. effectivement moo doon carrefour culturel. je me rappelle. bi ñu njëkkee am télévision couleur au Sénégal. Maguette Wade moo génne car régie RTS. waaw buntu Sorano pour def captation Super Étoile. waaw. en couleur. xam nga mbaa bi muy jël mbaa. boobu di ko defloo playback. te ñu gis basang yi ci ginnaaw comme décor. mooy vidéo buy gën a jàll sax ci réseaux sociaux yi. xale yi di ko partagé. en noir et blanc la woon. mais bi Sénégal amee couleur ñu am télévision en couleur. Maguette Wade dafa jël car régie bu bees pour premier car bu télévision nationale jënd Youssou Ndour la ci njëkk defal spectacle. ndeysaan. mu indi ñu tourné ko Sorano. parce que man chance bi ma amoon c'est comme yow rek Cheikh. comme Belli si ñun ci kuuru RTS la ñu màggee. man fa laa màggee. donc Maguette Wade maa ngi rappelé wu boobu maa ngi nekk élève. su ma jàngul daf may woo. en 78. la ma dugal foofu noonu ci studio télé yi. su toogee nii mu jël toogeel ma chaise ci wetam. maa ngi rappelé wu Ismaïla Lo mën na ko seede. première tournage première émission télévision Ismaïla Lo. chaise bi mu toog pour yore harmonica bi. di woy fa jàll kii man maa ko tegal chaise bi mu toog kii. fekk yaa ngi nekk xale. daf ñu jàngal télévision ci biir. ak générosité donc dama bëgg wax ne rek en fait c'est dommage quoi li ñu xam ci Maguette Wade. publiquement li ci public bi xam bariwul par rapport ak contribution ci culture sénégalaise. c'est dommage aussi que célébré wuñ ko de son vivant ni mu ko mérite. comme il faut loolu laa regretté. wax dëgg yàlla mu ne tey Sénégal ñàkk na. mais culture sénégalaise dans son ensemble ñoo ñàkk. monument. les médias ñàkk nañu. le précurseur le pionnier de la réalisation. et de la production aussi. voilà en tout cas témoignage yi am na solo ñu ngi lay gërëm bu baax Adama Sow journaliste bokk itam ci jabootu Maguette Wade nettali nga ko léegi ci sa diggante ak moom ba ngay nekk xale ba ni nga màggee bokk ci journaliste yu ñu gën a respecté waxuma ci Sénégal kese mais ci Afrique de façon générale nga doon suñu kilifa ñu ngi lay gërëm bu baax Adama merci en tout cas ci sa sympathie merci ci sa oyof ak conseil yi nga xamante ni tout le temps foo gisee sa rakk yu mel ni man di nga ñu ko baaxee c'est ce qui fait le charme nag
l'école RTS, c'est-à-dire tous ces grands réalisateurs wala tous ces grands journalistes ou animateurs yu fa jógee fu ñu gisee seen rakk yi wala seen doom yi ci télé yi ak rajo yi dañu lay tatagal à un point boo xamante ni des fois j'ai l'impression que dañu may yóbbu sax fu ma yeggul waaye yoon la ndax fekkee nañu seen ay taxawaay moo tax ñu leen di gërëm bu baax di gërëm donc moom Adama Sow je pense à mon papa Mamadou Bal ndax Mamadou Bal nag ku ne xam taxawaayam biir RTS nekkoon directeuru télévision nationale nekk itam borom xam-xam lool ci wàllu média ñoom moo waxaat ko rek buñ dee bind histoire télévision fii ci Sénégal dafa am ñoo xam ni il faut que nga boole leen ci Mamadou Bal moomu da caa bokk xam naa ni moom it ñu ngi koy masawu tey ci génnuk àddina xaritam bile di Alaaji Maguette Wade je pense aux autres réalisateurs qui étaient là-bas sànq maa ngi leen di nettali Alaaji Maguette Wade dafa demoon ba nga xamee ni ci talent ak savoir-faire bi mu am ci wàllu média génération yi ci topp ku ñëw comme animateur boo amee talent ak yar ci télé sax dañu lay méngale ak Maguette Wade am na ci koo xamee ni ci ay tàng bi daanaka rumeur ak yooyu di doog a xew moom rumeural nañu ko ba tàyyi nii Maguette Wade moo ko jur li taxoon nag mooy yar gi ak talent bi ak lépp lu rafet lu ñu daan gis ci Alaaji Maguette Wade dañu ko daan gis ci moom muy DJ Prince DJ ñu ngi lay nuyu ay njabootu Maguette Wade ñàkk nañu mais yow particulièrement ñàkk nga koo xam ni daanaka Sénégal yëpp jàpp nañu ni sa baay la. Pape Cheikh maa ngi lay fay maa ngi nuyu ñi nga toogal. mais yow it li nga wax yëpp mënoon nañu rumeur mënoon na dem ci yow doomu Maguette Wade nga. ndax discipline bi ci antenne. comportement bi façon de faire bëgg lu baax xam lu baax di ko def. loolu yëpp mënoon na tax yow it ñu affecté la loolu. parce que Maguette ku amoon métier bi. am loo bëgg ci métier bi. am foo bëgg jëmale métier bi. am générosité ci métier bi. am partage ci métier bi. am flair ci métier bi di dénicheur de talent comme ni nga koy defee. comme ni ko keneen di defee pour ku mel rek. ñu dëkkale la ci njabootu Maguette Wade. donc c'était un homme de valeur. nit ku dem dans la dignité la. nit ku xamoon li mu doon def. nit ku bëggoon li mu doon def nit ku cëraloon li mu doon def la. maa ngi fàttaliku man ay jamono suñu daan mës a échanger parce que Maguette bu ma mësaan a gëj a dégg day woo Ousmane Sy le directeur des programmes. mu ne ko Ousmane kontaanuma ko mu ne ko lu tax mu ne ko parce que gëj naa dégg Prince. Ousmane daf may woo ni ma sa papa ji de nee na gëj na la dégg su ko defee. nga woo ko wax téléphone. 1 heure de temps 2 heures de temps la ñuy jël. et puis comme un hasard mu sant Wade nga sant Wade c'est-à-dire loolu moo ci li ñuy faral di wax ni hasard amul DJ Prince. waaw Pape pour que dafa sant Wade nga sant Wade. waaw. mais même Maguette am na foo xam ne suñ koy bàq sax dañ fay tase man ak moom. non. waaw buñ koy bàq dañ fay tase man ak moom. macha allah. donc mu nekkoon nit bu discipliné Pape Cheikh Maguette nit mag la woon mag mu yar. mag mu xam tamit nan lay defaree gone boo xamee ni ëllëg dafa bëgg mu sotti. nit la woon boo xam ne bu la daan éduqué. daf lay jox ay anecdote daf lay fàttali moom li ko dal ci métier bi ak li mu indi ci métier bi. su ko defee yow nga xool ci li ci intéressé nga jël ko. leneen li nga xamee ne xëy nga ne xëy na ci jamonoom la ko doon defee jamono bii valable tul nga bàyyi ko. nit la woon boo xamee ni pourquoi nit ñi jàppoon ni man suma waajur mu góor la. parce que ni mu daan defee man noonu lay defee ni mu daan jëflanteeg nit ñi noonu lay jëflanteeg nit ñi ba pare nag daf ma daan wax ni ma del bàyyi xel te bu ko si lu bari. loolu yëpp ci forme d'éducation la bokk kon yow ñàkk nga. man ñàkk naa mais keneen ku nekk ci biir métier bi te di def li Maguette Wade doon def moom it Pape Cheikh mën nañu def ni ñàkk na. mu ngoog ñu ngi lay gërëm bu baax DJ Prince merci ci témoignage yi
jëm ci sa papa adoptif mën naa ko waxee noonu Alaaji Maguette Wade mi nga xamante ni démb la ñu dégg génn ko àddinaam DJ Prince que vous retrouvez fële nga xamee ni moo di télévision nationale maa ngi ko bëggoon tooñ sax moom DJ Prince c'est toujours un plaisir de le voir à la télé bu ñu demee nag ba am sax ay doom yuy génn ci télé dañuy sant yàlla donc ñu ngi xalaat aussi Momo Wade son fils sama doom nekk fi nga xamee ni moo di Sen TV donc DJ Prince merci ci témoignage yi on va continuer cette émission spéciale ñu jagleel ko ki nga xamante ni moo di Maguette Wade fii ba ci kanam en attendant on va se préparer pour àndandoog rédaction bi ci journal wolof bi laata journal wolof bi dinañ leen won ay publicité ak suñu ay partenaires bokk na ci Orange mi nga xamante ni mooy sponsor officiel bu Midi Plus Orange nag mayeetul jaayatul dafay maye bëri na ci ay cadeau yoo xamante ni da ngeen koy gis tout le temps Orange di leen ko jagleel mais ay offre Orange jar na 14 milliards Orange ñu ngi koy gërëm bu baax di gërëm itam Golden Herb nag daanaka gaam la boo xamante ni góor mën na ko jëfandikoo jigéen mën na ko jëfandikoo ñoom itam ñu ñëw indi lu bees pour képp koo xamante ni bëgg nga bien-être képp koo xamante ni bëgg nga am yaram bu liis sans tache sans bouton nga jëfandikoo gamme bi nga xamante ni moom la ñu tuddee Golden Herb ñu ngi ànd itam ak 1xBet ñoom itam ñu ngi leen di gërëm bu baax actuellement xale bu ci bëgg a lijjanti xaalis rek mën nga soit télécharger application 1xBet bi wala nga dem ci plateforme 1xBet moo xam ak ordinateur wala ak téléphone portable c'est un jeu sportif boo xamante ni tant que amuloo 18 ans mënuloo ci bokk donc il faut nga xaw a majeur bu ko defee nga mën a dàq sa wërsëg grâce ak 1xBet ñu ngi ànd itam ak Palais du Bio lépp lu ngeen soxla ci wàllu produit yu ñu defar à base de plantes naturelles mën ngeen dem fi nga xamante ni moo di Palais du Bio mën ngeen fa fekk ay produits yu am solo pour diabétique baax itam pour tension baax ci cholestérol bu ngeen fa demee itam di ngeen fa fekk thé minceur bi di Chine Lady bu dee da ngeen ñàkk appétit wala ngeen bëgg ventre plat wala bëgg a nekk taille fine mën ngeen dem fi nga xamante ni moo di Palais du Bio ci biir publicité yi di ngeen mën a jël numéro de téléphone yi parce que tout ce que propose Palais du Bio c'est fait à base de plantes naturelles ñu ngi ànd itam ak boisson bi la nga xamee ni heure añ léegi mu jot bu ñu añee ba pare mën nañu digg léegi suñu boisson King voilà lii waykat bi ne King boisson lii nag mooy King boisson li ci neex nag mooy non seulement dafa baax pour digérer mais en même temps saveur naturelle la am bëriwul ay artifice facile à consommer pas beaucoup de sucre am na xeet yëpp am na King orange am na King ananas am na King tropical am na King fruit rouge am na itam sax King mojito xam naa loolu dina baax pour Mbaye Diouf ak Penda Mbaye ma ca nënëx on va continuer hommage bi nga xamante ni moom la ñu jagleel Alaaji Maguette Wade ma fàttaliwaat leen ne démb la génn àddina ca fi nga xamante ni moo di hôpital bu Fann suba la ñuy amal levée du corps bi 11 mars à partir de 9h ca grande mosquée bu Parcelles Assainies unité 2 dinañ ko denc ëllëg fi nga xamante ni moo di cimetière bu Pikine éminence grise la ci wàllu média ñu bàyyi leen ak Cheikh Diop mu présenté leen journal wolof bi waaye publicité yee koy jiitu.